mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ni sant ci teewlu bi kon xibaar yi dañ koy door ak démission bu Cheikh Kanté du sax démission waaye moom dafa newatul directeur général bu port autonome bu Dakar ci yéen kaay tey nag ñuy xam ne ni kon njiitu réew mi Dakar tabb mu yor lu jëm ci wàllu PSE di plan Sénégal émergent wutu ci poste boobu Abdou Aziz Tall ka nga xam ne nag moo war a wutu kon Cheikh Kanté ci boppu port autonome bu Dakar ba fi mu toll nag xamaguñu kan lay doon. ka démissionné kon mooy Yakham Mbaye démissionné ci APR di parti nga xam kon moo nekk ci nguur gi Yakham Mbaye doonoon secrétaire d'État à la communication moom nag ndax ñàkk teewaayam ci biir gouvernement bu yees ki ñu taxawal alxamis gi ñu génn ndax moo tax kon mu jël ndogal googu ak lu ci munti nekk moom mu ngi xam ne ni daal la tax sax mu def ko mooy dafa am ay xew-xew yoo xam ne daal ngorom mayu ko kon mu des ci biir parti googee dañuy teewlu élément bi. Yakham Mbaye démissionné ci APR loolee rek gannaaw kon ba ñu jëlee li nga xam mooy secrétaire d'État yi ci gouvernement bu bees bi moom Yakham Mbaye sax ñu defoon ko secrétaire d'État à la communication ci décret numéro 2014 851 Yakham Mbaye ndax kon lañ ko tabbul ci gouvernement bi moo tax ba mu jël décision bi. ak lu ci mënti nekk moom Yakham Mbaye kon newatul membre secrétariat exécutif national bu APR di parti nga xam ni kon moo nekk ci nguur gi moom Yakham Mbaye sax doonoon kon responsable politique parti boobu ca Médina doonoon it directeur de publication journal bi de Le Populaire ak it Libération doon it ku ñu ràññee ci xaritoo ga nga xam ni dox na ci digganteem ak njabootu président de la république rawatina rakk président bi di Aliou Sall ak it soxnaam di Marième Faye Sall Yakham Mbaye xamee ko it ci jàppale président Macky Sall ci ay dossiers yu bëri yoo xam ne ni kon jot na ko yor laataa sax kii di président Macky Sall di yéeg ci nguur gi moom Yakham Mbaye ñu koy xaar nag kaddu ci nga xam ne ni war na ko yëkkati jëm ci lu tax mu démissionné ci APR doon kaddu yu dëgër yoo xam ni kon nit ñi ñu ngi ko ciy déglu. Maître Abdoulaye Wade moom it démissionné ci assemblée nationale moom nag ab bataaxal goo xam ne jébal na ko secrétaire général bu assemblée nationale goge ci biir lettre goge sax moom muy xam ne ni liggéeyam daal ci lu soxaloon élection législative yi ñu génn jeex na ndax moo doon moo gunge parti démocratique sénégalais waaye it coalition gagnante wattu Sénégal ga nga xam sax moo nekkoon tête de liste goge moom Maître Abdoulaye Wade nag kon fu mu toll nii jàpp na ni daal ña nga xam ni sax ñoo rawatina ñoo nekk ci biir parti bi wala dañ des kon amal liggéey bi rawatina ci assemblée nationale dañuy wax ci lu soxal ci professionnels yi yëngu ci wàllu ressources humaines ñoom nag dañoo sëgg ci ñaari bis ci lu jëm ci lu ñongal seen liggéey ñu booloo nag ngir daal lépp lu jëm ci këru liggéeyukaay yi doxale ñi ñu fay amal doon lu gën a mucc ayib dañ ci teewlu Abdoul Alpha Dia doon ka nga xam mooy secrétaire général lu ñooñu di yëngu ci wàllu ressources humaines ci micro Cheikh Anta Diop Mamadou Gueye. entreprise yi dañuy am ay soxla individuellement ñun dañoo ne xalaat ni que suñu leen dajalee dinañ mën a non seulement am un gain d'argent mais dañ mën a am tamit benn gain pédagogique ba nga xam ni que seen soxla yi en termes de renforcement des capacités seen salariés yi dinañ ko gën a mën a jël en charge. alors c'est vrai que bëri na coow aussi entreprise yi ci question ressources humaines ñetti soxla la am premier soxla bi mooy mu am xarañ bi mu soxla pour mën a def liggéey bi. deuxième bi mooy mu motiver mu am envie def liggéey bi troisième bi mooy mu nekk dans des bonnes conditions de travail pour mën a def liggéeyam ñun nag week-end bi li ñu attaqué mooy premier volet bi mooy volet compétence bi et gëm nañ ni que agents yi nekk ci entreprise yi suñu renforcer seen compétence dinañ gën a mën a yokk productivité entreprise. garab yi ñuy dagg ca Karantaba loolee nag merlo ba futu askan nga xam ni ñoo fa nekk ay tonni tonnes liñ gis ne ni kon ci ay bant dinañ ko fay jëlee di ko yóbbu ca Gambie waaye it ca Dakar ñoom sax am na matériel goo xam ni jot nañu ko nangu ca ñi nga xam ni ñoo taxawoon di def ñaawteef googee dañ ci teewlu ci leeral Bakary Konté. Karantaba bi fu mu nekk nii garab yi fa nekk yëpp la ñuy dagg ay trafiquants yoo xamante ne ñoom ñoo ñëw si gox bi di daal di dagg garab bi population yi nag ñoo ko xamle di ne semaine bu nekk dina am ay tonnes garab yoo xamante dañ koy dagg daal koy fay jëlee yóbbu ko ci Gambie wala bokk ci Dakar. bu fekkente ni dañoo dagg ay quelques garab ñu mën nañ comprendre mais dem nañ ba dagg presque garab àll bi yëpp. te ñëpp xam na ni moom garab yi dafa am solo trop ci àll parce que loolu buñ ko arrêté wul dinañ yóbbu foo xamante ni loolu mooy déforestation massive mooy dinañ am désertification mais ñëpp xam na ni fii Karantaba fii ni ci zone bii ni ñëpp bay la ñuy dundee te ci bay boobu si taw bi lañ koy yaakaaree te garab yu mag yi ñoom ñëpp buñ leen fi jëlee ne kon ñun dinañ am difficulté ci taw bi
te bu ñu amee difficulté ci taw bi rek kon ñun suñu génération future ñoom lan la ñuy dundee. population yi nag di ne ñoom dañuy taxaw tem surtout ndaw yi di ne amul sax benn autorisation boo xamante ne jox nañ leen ko. dem nañ gis chef de village moom nee na moom joxe il n'est même pas été courant maire bi lui en personne nee na ni moom joxoon na leen 2016 waaw mais 2017 yi ñoom joxu leen benn autorisation pour ñoo fi àll boo xoolee 2017 lay muy jeex ñu ngi ci 9e mois ba léegi ñu ngi fii ci àll bi voilà di dagg suñuy garab. population yi di ne ñoom nag dañuy décider daal di saisir matériel yëpp loo xamante ne exploitant yi moom la ñu yore. suñu ñëwee ñun dinañ xam bu demee ci àll bi ñun population bi dafay décider di dem ci àll bi saisir matériel bi ñu teg ko ba en attendant problème bi réglé wu parce que tamit duñ ko seetaan mu ngi continuer du dagg suñuy garab ñu bàyyi ko noonu parce que wax nañ ko ay tant de fois nee nañ mu ñu naan tout le temps damay dem mais bii baa ñun la population de Karantaba est plus que jamais déterminée et nous allons amener le combat jusqu'au niveau national jusqu'au bout. ñoom nag li ñu bëgg ñaan autorité ñi daal di réagir ci nu mu gën a gaawee pour éviter nag mu am ay musiba fii ci diwaan bi. yorinu zircon bi nag neexul dara ñu yewoo ci bët ba tax kon ñu amal ab dox ñaxtu ko nga xam ne nag mooy Ousmane Sané moom moo yore seen kaddu dañ koy teewlu ci micro Boubacar Diassi. projet boobu lu mu laaj mooy autorisation il fallait que population bi joxe kaddoom pour mu mun a exploiter population bi amul koo xam ne yëkkati na loxo pour ne ànd na ak projet boobu à l'unanimité ñëpp ne bëgguñu projet boobu mais mënuñu toog ba mois de juin passé gouvernement Sénégal mun na jox benn autorisation pour mu ñu exploiter ki zircon bi. waa catastrophe lay indi parce que soo xoolee din bu ñu bëgg exploiter 6 kilomètres la maanaam juróom benn kilomètre ki guddaay bi téeméer wala ñaar téeméer ki largeur bi. dafa am ay faro mooy fu ñuy béyee ceeb plantation orange mango yi ak dëkkuwaay yi. suuf soobu soo ko dindee rek ndox bu nekk ki bolon yi ak dex bi day dem ki faro yi ki habitation yi ki dëkkuwaay yi moo tax xel mënul nangu ne ñu exploiter zone boobu c'est pas adapté pour. on est déterminé bind nañu ay pétition def nañ ay marche gis nañ ne nguur gi ba léegi dégluñu daal ci la ñu ne dañuy dem Ziguinchor parce que mooy capitale régionale bi. wax ci sport ak afro basket gi ñuy amal ci góor ñi Sénégal démb nag ci ñetteelu match gi mu doon amal ñett yëpp mu am ci ndam kon démb gannaaw bu mu dóoree Mozambique 80 ci 49 doon nag ndam ngoo xam dina leen may kon ñu wéyal jogante yi rawatina quart de finale yi ñu jëm ca Tunis dañ ciy teewlu Pape Fara Ñing. ñetti match ñetti ndam Mozambicain yi mënuñu woon dara ci naataango Jibril Thiam yi ñu am juróom-ñetti fukk ci ay poñ. ndax danoo boole tiiru ñetti poñ ak tamit lii di jeu intérieur bi di dugal ñaari poñ yu bëri. waaw lii leen bëggoon xam ne ñu assuré 3 matchs yëpp fii nii avant tout après léegi dañuy delluwaat xam ne voyager noppaliku concentré wu xam ne pour Tunisie parce que partie boobu moo nar a gën a métti quoi. Hay una cosa bien clara, aquí se ha acabado una etapa. benn pàcc bu am solo daan nay jàll nag ci tournoi bi beneen moom mooy tàmbaliwaat fi mu toll nii nag concentration bu baax a baax njàmbaarti ak intelligence moom moo ñu ciy génne loolu nag bu ñu ko defal du ñu mën a gagné dara. Courageux et intelligent. Porque si no, no lograremos nada. Parce que sinon, on ne gagnera rien. I think we played really well as a team. équipe bi dafa amoon solidarité ku ne di jouer ngir sa morom am daal di jàppalante waaye li gën a métti nag mu ngi ñëw ci Tunis sunu objectif nag mooy dem ba njeexintal ba ak tamit am défense bu baax a baax. ci Sadio Marius Ndiaye boo xam ne tàngoon jëpp supporters yi joxe ambiance boo xam ne doy na waar loolu nag boo moytul dina manqué bu baax ñii di gaynde yi. public bi mënuñu leen remercier bu baax a baax public bu am solo moom moo fi ñëwoon dañuy jàppale yokku ñu motivation bu ñu sañoon ñu ànd ak ñoom ba Tunis ñu gën ñoo jàppale. mësuma gis ambiance bu mel ni supporters yoo xam ne dañoo passionné extraordinaire la ñu def naka noonu duñu poussé bu ñu mën a joxe lépp loo xam ne am nañ ko. ñoom gaynde yi ànd ak confiance bu rëy ak ñetti ndam bi ñu am di jubali ca Tunis daal di nag gàddu li nga xam ne moo nekk première place ci poule D bi fa seenee amal seen quart de finale. xibaar yi ñu koy yemale fii kon jox kàddu gi Pape Cheikh mu wéy ak yéen ci seen magazine kon Pape Cheikh ñu lay teewlu di lay delloo kàddu gi. jërëjëf.
jërëjëf Ibou ñu ngi lay gërëm bu baax gërëm itam rédaction bu télévision Futur Média di daje gi ak yéen ci diggu bëccëg bi lay doon ca kanam tuuti ñu amaat beneen journal en attendant ñu leen di ziar gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média ñu ngi jëm ak yéen 10h30 ci yeewu leen bi exactement 8h32 mooy doog a jot laataa ngeen di jàll ci leneen ñu won leen yéene kaay yeeg seen i xët tey jii ci bis bi laataa xóotal gi ak revue de presse beeg Mamadou Mouhamed Ndiaye alors yéen kaay yu bëri xëy nañu tey ci li nga xam ne ni moo jëm ci remaniement ministériel ñuy lire ci xëtu yéen kaay bii di l'observateur on découvre ensemble une yi l'observateur xëy tey ak li mu tuddee remaniement ministériel le PS entre en rébellion loolu la ñuy lire ci français ci xëtu l'observateur Mame Birame. kooku ñu nga xam ni moom la observateur xëy def ci xëtam gu njëkk di maître Moussa Bocar Thiam moom kon dafa bokk ci ñi jàpp ni la APR am ci nguur gi daa bëri lool ndax ci 39 ministres 34 yi nekk ci APR moom ci parti socialiste la ne jàpp ne xeex bu ëpp sax ci li nga xam mooy législative yi PS amal na ko donte sax ak yeneen alliés yi waaye daal war nañu xoolaat na nga xam ni noonu la ñuy du ma ni coro waaye daal séddale poste yi ci biir gouvernement bi. ba tey lu jëm ci wàllu poste ñu xool xëtu yéenekaay bi di L'As mi xëy tey ak ki nga xam ne mooy docteur Cheikh Kanté wax nga ko sànq ci journal bi L'As loolu la xëyee tey ñu lire ni Cheikh Kanté nommé ministre du SEM du PSE. Voilà. nommé ministre du PSE xam nga kon day ñëw rek ci jeu de chaise bi nga xam ne également nit ñi war nañu ko xaar gannaaw ba ñu taxawalee gouvernement bi loolee day faral di am ci ay poste ak i direction yu bëri kon bii doon na loo xam ne tey yéen a kaay xamal nañu ko kon docteur Cheikh Kanté jógee kon ci port dem ci la nga xam ni kon mooy présidence ngir yor mbirum PSE wutu fa Abdou Aziz Tall kon fi mu toll nii jamono ji mooy it xam kan mooy wutu Cheikh Kanté ca port kon Pape Cheikh. yéen kaay yi itam am na ñu bëri ñu xëy ak ki nga xam ne ni mooy Yaxam Mbaye mi démissionné enquête par exemple loolu la ñuy lire ci xëtu yéen kaay bi bu ñu ko mënee xool léegi nii yéen kaay bi di enquête xëy tey ak li mu tuddee Yaxam Mbaye s'explique. waaw Yaxam qui s'explique donte il s'est expliqué mais ba léegi waxul la nga xam ni daal moo waral li tax mu jël décision boobu démissionné ci APR peut-être dina bett ñu bëri mais ñi nga xam ni jege na leen xam li nekk ci seen biir du leen bett mais am na lu bëri loo xam tey nit ñi dina dem seen xel xam nga amoon na fi coow yu bëri ba ñuy waajal législative yi ci digganteem ak yeneen kilifa yi donte sax wedd na lépp lu jëm rawatina ci enregistrement sonore googu nga xam ni sa jofoon na fi coow kon am na daal ay mbir yu bëri yoo xam te ay xel dina ci dem waaye moom ma nga xam mooy ndey mbili gi ñu ngi koy xaar kon mu wax exactement lu waral mu génn ci APR boobu ba léegi nag mu leen di gunge. moom Yaxam Mbaye sax ñu ngi koy gis ci xëtu yéenekaay bi di réew mi xëy ak mbir moomulee xaw ko tuddee frustration donc frustration suite à la formation du nouveau gouvernement l'heure du compte à rebours 3,6 pensions. waaw loolu du compte à rebours ndaxte am nañu ko njëkk a génn di kon Youssou Touré ka nga xam sax mooy Thérèse Faye moom it ñu ngi koy rumandaat ci ay wax yoo xam ne jot na ko def gannaaw ba ñu tabbee Pape Gorgui Ndong mu nekk ministre de la jeunesse kon gannaaw ñoom ñett ñi nit ñi dañuy xaar ba tey ñi ne ñoo xam ni dañu feelu donte sax Macky 2012 moom it lu ni mel sax la xam ne ni mu ngi doon xaar ci biiram ñu am ñu ci jël dugal leen ci biir gouvernement bi kon daal semaine bi mën naa ne ay surprise dina am. voilà rentrée des classes bi léegi mu jot fi lekk weer bi di dee yéenekaay bi di Le Quotidien xëy ak li mu tuddee ci xëtam la rentrée des classes. voilà Serigne Mbaye Thiam kon kuy wax que ni jamono ji lépp loo xam ni dinañ ko def ci école yi taxaw nañu ci donte sax am na ay jafe-jafe lu ci mel ni groupe Yavuz Selim googe nga xam ni jur na coow ndax it PCA bi Madiambal Diagne moom ba léegi dafa mënut nangu lu jëm rawatina sax ci actionnariat bi état bi di leen xamal que ni tur bi sax Yavuz Selim googe doonul ci li ne woon ci këyit yi ba ñuy samp école bi kon daal mbir mi fu mu toll nii ñëpp a ngi koy xool booba léegi jàppoon sax que ni jeex na waaye ñi ci gën a am jafe-jafe dama jàpp ni mooy aussi donc ñi nga xam ñooy parents d'élèves yi ñuy dugal seen doom ñuy xool naka la ñuy def ak rentrée bi lépp nag war ko amal ci jàmm mais daal coow ba léegi di des ci lu soxal groupe Yavuz Selim.
mu ngoog direct info la ñuy jàll xool xëtam inondation bi la xëyee tey mbënd mi ak taw bu metti bu amoon ca Touba la résidence Cheikhoul Khadim inondée et puis ab laaja samp ci xët bi jëm ci mbënd moomule ak ndox meek ni mu moomee résidence boobule où sont passés les milliards de l'État engloutis dans l'assainissement. waaw ay milliards lañ ci dugal donte du Dakar rek mooy am mbënd firnde bi mooy lii Touba it dina fay faral di am kilifa diine yi sax foofee ñoom it dugal seen loxo bu baax a baax waaye xam nga ndox mi ren ni mu bëree kon fa doon faral di tooy di ñëwaat rek am jafe-jafe waaye liggéey nga xam ni nguur gi mu ngi ciy def ay milliards la ñuy wax kon milliards yooyu ñu bëri jàpp ni bu ñu ko doon dugal fañ ko war a def peut-être dina am changement waaye kilifa yi ñu ngi ciy def lu ñu mën nit ñi nag aussi foog ni dinañ génn ci tolof yooyu rawatina sinistre yi nga xam ñaareel ñoom ñooy gën a dund jafe-jafe mbënd yi faral di am Touba kon ba tey di des ci loolu. voilà ñu jeexal ak xëtu yéenekaay bii di Libération moom mi xëy tey ak fait divers la Dagat ouvre une enquête après le décès d'un Chinois à Dakar une rocambolesque affaire de substitution de cadavres. waaw mu doon mbir mu doy waar ndaxte bu fekkee jaawatle dafa am ci loolu te defe naa ni ñi muy gën a métti mooy ña nga xam ne tey ñooy parents ñi nga xam ñoo loru peut-être ay mbir la yu ñu war a moytu mais ba tey ay njumteeg yeneen dinay faral di am ci lu mënti nekk mais c'est à éviter. voilà defe naa jeex na li ci des ñu bàyyi kook Mamadou Mouhamed Ndiaye bu ñëwee ci kanam xóotal ko ci revue de presse bi ñu ngi lay gërëm bu baax di daje gi ak yéen ci diggu bëccëg bi lay doon incha allah.